nouvel ordre mondial moom la arab yi wax naan an-nizamul alamiyul jadid moom la anglais naan the new world order. latin yi boo demee ci biir $1 bu États-Unis d'Amérique moom lañ fa def ci suuf novus ordo seclorum mooy le nouvel ordre des siècles. ku ci am occasion nga gis biir $1 bu États-Unis d'Amérique ba fii may wax ak yow nii benn pyramide lañ ci def ci benn bët boobu mooy bëtu Masiix Dajjaal bi. xëy na bu ko temps bi mayee dinañ ko leeral ci fin waxtaan bi. ñu bind ci suuf novus ordo seclorum mooy le nouvel ordre des siècles. lii àdduna bi du dund nag nañ xool ndax méngoo naag ordre wala déet. mooy système bi nga xam ne moom moo salfaañe lépp, moo salfaañe relation doom ak waajur. gis ngeen jubadikoo gi am léegi diggante nit ñi ak ñi njilif. mooy système bi salfaañe diggante nit ak borom këram. gis ngeen léegi divorce ni mu bare. mooy li salfaañe relation ndongo ak sëriñam muy élève bi ak maître am wala étudiant bi ak professeur am. ku ne gis na ne relation yi léegi ni mu yàqoo. ñu ñëw ci li nga xam ne moom moo lëmbe réew mi muy li ñu wax ak ngóor jigéen. nañ bàyyi di wax borom ñaari tur yi. am na ñoo xam ne ñaari tur lañ yor. Mouhamadou Ablaye Ndiaye maa ngi jéggalu kooku ñaari tur la. Mamadou Ibra nangam sangam kooku ñaari tur la yor. nañ wax góor jigéen ñi mooy góor ñi dem ba bëggatuñoo nekk ay góor. jamono yi dama déglu oustaz Alioune Sall mu wax ci wax ju xoromu nee na soxna yi ñoo am problème parce que góor ñu bari dee nañ ci mbëkk mi. bari na sama classe bu ne fii ci dëkk bi nangu ñoo takk soxna. léegi nag dafa am yeneen góor yu taxaw ne ñoom it dañoo bëgg jëkkër ni jigéen ñi bëggee jëkkër. kon fan lañ jëm. 1994 biñ créé ANCS dañ ko tuddee Alliance nationale de lutte contre le sida. dafa am bindkat bu waxoon ne un peuple n'a de pire ennemi que ses propres dirigeants si ces derniers n'ont en vue que leurs intérêts propres. te loolu mooy am. les ennemis de l'Afrique ce sont les Africains, ce sont ses dirigeants. noonu africains yi mooy africains yi diriger Afrique. bi ñu amee indépendance 1960 tubaab yi bàyyi nañ fi li ñuy wax laïcité mooy séparer diine ak état. tubaab yi bàyyi nañ fi ñu légaliser njaayum alcool. boo amee licence may nañ la nga ubbi baar di fa jaay alcool. tubaab bi légaliser bàyyi nañ fi ñu légaliser prostitution mooy xale bu jigéen bi bu amee carte loi may na ko mu jaay boppam donte suñ borom da koo tere. loolu ci jamonoy Senghor la. ñu dox di dox ba jamonoy Abdou Diouf ñu fexe ba forcer ñu li ñuy wax le code de la famille te mu nekk ñu ngi ko donné ci code civil France d'inspiration judéo-chrétienne. France la mu yoroon lu bon ca kodam moom la jël xelil ñu ko muy code de la famille. ci bi ñëwee ba 2000 tombeeg libéraux yi jël nguur gi occidentaux yi bi ñëwee fexe nañ ba jële fi peine de mort. peine de mort mu ngi fi jóge ginnaaw 2000. fexe nañu ba ci nguuru libéraux yi ñu indi fi li ñax parité. parité nii ñu koy dundee ci suñu assemblée bi amul sax France. France seen parité mooy soxna wala jigéen bu mën a xeex ba doon dara nga doon dara kenn dul ko xañ. waaye impérativement par force benn góor benn jigéen ci benn réew kese la am ci àdduna bi muy Sénégal. te li ko waraloon mooy lan bëgg a neexal tubaab bi. bi ñëwee ba 2012 républicains yi jël réew mi gis ngeen ni ñuy toppee mbir mi dañu ñii ay socialistes lañ ñi ci topp ay libéraux lañ ñii ay républicains lañ baat bi rek mooy changé waaye ñoom ñépp ñoo yem. ma fàttali ne 2000 gars yi dugal nañ li wax OMD mooy les objectifs du millénaire pour le développement foofu lañ dugaloon li nga xam ne mooy kii bi nu mu tëddati la scolarisation de tous les enfants d'ici 2015 programme bi 15 ans la amoon. ci la UNICEF financé woon case des tout-petits ngir lan kar xale yi daan dem daara yëpp bu kenn demati daara lañ leen jël ñoom ñëpp dugal leen case des tout-petits nampal leen foofu ak nasaraan buñ fa jógee ñu yóbbu leen direct école ñu ko ni dem université kooku moom day nekk tubaab parfait. waaye suñ borom nanguwut ba tey jii nit ñaa ngi jàng alxuraan di ko tari di ko mokkal ba Sénégal di génn ci biti di jël premier ci njàngum alxuraan. bi ñëwee ba 2014 Sénégal ratifié na li ñuy wax les accords de Maputo mooy égalité homme-femme
ñoom ñooy xool nag kan lañ koy dugal suñu texte yi mooy góor ak jigéen lañ bëgg a yemale ci biir code de la famille bi nga xam ne tey masalan borom kër gi bu fi jógee ay njabootam muy góor muy jigéen ñoom ñëpp ñoo yem ci héritage bi dugagul nag waaye ñu ngi xool fu ñu koy dugal nga xam ne boobaa góor benn lay doon jigéen benn lay doon différence entre góor ak jigéen dootul dem. ñaareel bi accord de Maputo yi ci lañ ratifié woon ne nañu reconnaître communauté LGBT dinaa ci ñëw le 25 mars balaa boobu ANC 1994 lañ ko créé 2016 ñu bàyyi ANC ñeenti araf yi mooy ANC waaye dañoo changé li mu doon firi bii mu ngi tudd Alliance nationale des communautés pour la santé yenn communauté LGBT ku ne xam na ne boo demee hôpital Fann prise en charge totale lañ am ñoom góor jigéen ji ñu leen di fay foofu di leen woo sax yenn say téléphone ne leen lan moo tax ñëwu leen ngir ñuy ñëw ñu leen mën di consulter ndax rapport yooyu ñooy def ci la leen ONG di financer xaalis mbir mi mu ngi ñëw ñun ñooy nelaw mais mu ngi ñëw. le 25 mars 2013 am benn séminaire boo xam ne ñu ngi ko defee woon ca Corniche Ouest bu Dakar bi ñu xëyee benn journaliste bu ñuy wax Jacques Ngor Sarr moo ko publié woon ci journal bu ñuy wax L'Obs ne projet d'abrogation de l'article 319 du code pénal te mooy article bi nga xam ne moom moo xaraamal ngóor jigéen fii ci suñu réew coow ne kur nguur gi weddi. le 11 avril 2013 muy fukki fan ak benn lañ ci teg gouvernement bi def benn conseil des ministres génn benn article dañoo wax ne réagissant au débat en cours sur l'opportunité ou non de légaliser l'homosexualité, le président de la République réaffirme qu'il est exclu sous son magistère de procéder à une quelconque légalisation. Notre ancrage dans nos valeurs traditionnelles et religieuses ne peut s'accommoder d'une dépénalisation de l'homosexualité. wax ju am solo la mais nag ça ne sera pas suivi d'acte ci wax kese la yem. dafa wax ne ñoom réagir nañ ci débat bi jógoon ne dañoo lëlu woon ngir bëgg a dépénaliser homosexualité mu ne loolu amul feeg mu ngi nekk président loolu du am góor jigéen kenn du ko fi dépénaliser. bi fi Obama ñëwee aussi même discours bi la répété waat ci kanamu Obama nangu nañ mais boo xoolee 2018 UNESCO dafa dugal ñëw ne dañuy dugal ci biir programme bi éducation sexuelle et la santé de la reproduction mooy lan ci curriculum bi xale yi nga def nga xam ne ñoom ñooy def cycle primaire ñu jàngal leen lan mooy sexe ak lan mooy sëy xale buy def primaire lan lay doy lool lan la koy doyee dugal nañu it li ñuy wax IVG mooy interruption volontaire de grossesse loolu am na député bu defoon amendement mu ngi assemblée waaye taxaw wote ko foofu la problème bi ne amuñu fitu ñu ne député yi ñu ngi assemblée ñu ngi voté projet de loi pour daganal avortement. 2020 UNESCO ñëwaat ñu amaat beneen séminaire Saly mooy jamono yi passé yàggul déggoon ngeen coow li ñu ne woon nag bi yoon waxuma la sax éducation sexuelle la ñuy dugal ci biir njàng mi waaye li ñuy wax genre la ñu bëgg dugal ko ci biir njàng mi xale yi à bas âge ñu xam ne li ñuy wax sexe amatul léegi. ma joxe foofu benn exemple ministre bi jamono yi passé Thiès la dem biñ ko laajee dafa wax ne genre mooy loo xam ne daal suñuy recherche suñu économie ñu teg ko distribuer ko de telle sorte que kenn ku ne da nga ciy gis sa bopp mais kon loolu lan lay wut suñu permis ñu mujjee am permis fii yëpp boo xoolee defuñ ci sexe genre lañ ci def yàlla ñaar kese la amal muy góor ak jigéen boo dee góor nga def M boo dee jigéen la nga def F waaye kon ñeneen communauté yi duñ ci bokk mooy LGBT lesbienne gay bisexuel transsexuel loolu la ñuy wax communauté LGBT comme ñoom duñ ci bokk. léegi nag biñ nekkee Saly li gën a yéeme mooy discours bi nga xam ne ubbee nañ ko dafa nekk discours bu xaw a doy waar ndax ki doon ubbi discours bi dafa joxe exemple ci benn sëy boo xam ne amoon na ci diggante ku ñuy wax Xavier Bettel muy premier ministre bu Luxembourg te nekk góor digganteem ak Gauthier Destiny nekk un architecte belge nekk góor maanaam loolu lañu ubbee
discours bi wane na kii premier ministre la mu ngi ne ci réew kii architecte ñu ko xam ko fu ne ci Sénégal ñoom ñaar ay góor lañu may nañ leen sëy nañ nañ nekk ay président dafa tax ñu bëgg a daganal ngóor jigéen manul nekk. lii raam ci ñag bi la jëm te suñu farluwoon ñun jullit ñi jël suñuy matawaay bopp li ñu daloon ci légaliser sangara ak légaliser jigéen buy jaay boppam dal ñu ci le code de la famille dal ñu ci parité bi assemblée yàlla xam na ne moo ñu nar a dal ci ak ngóor jigéen te dafa am loo xam ne askan moo koy saafaraal boppam ce n'est pas à l'état parce que état dañ ko njatt xoj ko mënul dara askan yi ñooy am seen fulla ak seen fayda taxaw ne lii du fi amee. Actuellement Sénégal mu ngi 16 associations góor jigéen yoo xam ne dañoo am récépissé jamonoy Ablaye Wade 9 associations validé nañ ko yoo xam ne fu ñu ko validé DGAT direction générale de l'administration du territoire nekk ci ministère de l'intérieur. jamonoy Macky Sall 7 associations validé nañ ko fu ñu ko validé DGAT direction générale de l'administration du territoire. ma tudd ci ñett ñoo xam ne li tax ma leen di tudd mooy ñoom nëbbatootuñu ñoom dañoo taxaw publiquement wax ne ay góor jigéen lañu. ki ci jiitu mooy Jaaji Diouf ay vidéo mu ngi circulé ci net bi moom daa taxaw wax publiquement ne mooy jiite président communauté LGBT yi nekk Sénégal yépp. siège am mu ngi Parcelles Assainies récépissé moo nekk 15 444. am na ci beneen association ku ñuy wax Jamil Bangoura mu ngi nekk Sicap récépissé moo nekk 12 345. benn association lesbienne moo ci amagum mooy jigéen ñuy sëy seen biir ku ñuy wax ndeyke bi moo ko jiite. kon fii may wax ak yéen te je pèse bien muy moo de 16 associations góor jigéen yoo xam ne dañu am statut d'existence légale nga xam ne kenn mënu leen xeex dañoo nekk ci ay textes ñu ngi fii Sénégal. kon su ma la nee lii raam ci ñag bi la jëm ngeen war koo gëm boo demee ci ministère de la femme de l'action sociale et du genre am na benn programme bu ñu tuddee SNIC muy SN ñaari E ak G xam ngeen lu muy tekki mooy stratégie nationale d'évaluation et d'égalité des genres département la boo xam ne budget lañ ko wutal te ministère de la santé fa la xaalis bi jóge te loolu suñu assemblée moo voté budget bi stratégie nationale d'évaluation et d'égalité du genre programme la boo xam ne mu ngi daw ci ministère de la santé de l'action sociale et du genre kon mbir mi lu sori la mai 2019 dalal nañ fii ci suñu palais bi koo xam ne ñu bari xam nag moo ki ñuy wax Kehin Wiley mu nekkoon États-Unis d'Amérique nekk góor jigéen bu mag jox nañ ko benn site ca Yoff tabax na ko ba pare na boo fa rombee da ngay jàpp ne lii palais la te góor jigéen ñaa ko moom boo romboon Yoff romb place bi rek ngay xool à gauche boo jógee côté aéroport bi boo gisee fi ñu bind Black Rock taxawal foofu mooy bërëb bi ay góor jigéen kese ñoo fay daje